mbokk yi seetaan télévision Tawhid TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi émission bi nga xam ne mooy gindi ñu ciy jéem a gindeeku waaye nag di ci jéem a gindee itam di waxtaane lépp loo xamante ne nii lu ñu amal njariñ la léeg-léeg mu nekk actualité léeg-léeg mu nekk ay thème wala ay sujet yoo xamante ne gis nañ ne amal na leen njariñ ndax tolluwaayu jamono da koy laaj ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy topp programme bi nga xamante ne mooy am ci biir Tawhid TV yëpp ak réseau yi nga xamante ne ñoo ngi ko fay topp jaajëfal itam équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndal ci liggéey bi jaajëfal équipe bi nga xamante ne ñooy jàpp ci émission bi ba mu jàkk di ci jiital jàkk ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ndokkeel itam suñu ay invité ndax léeg-léeg ñu am yu ñuy waxtaane yoo xamante ne faaw dañuy dem fekki ñi nga xamante ne nii seen xam-xam màcc na ci mën nañ cee wax ak askan wi lu leen amal njariñ ñu jéem cee waxtaan ak ñoom jéem leen cee gindi ndax loolu mooy tax émission bi delluwaat ci aw turam waxoon naa la ne nit day toll foo xam ne léeg-léeg day soxla ñu gindi ko ki toll ci gindiku te gindeeguñ ko kooku daa gëlëm waaye bu accès ci ki ko war a gindi mu jox ko ay orientation mooy tegtal na ko fa mu jëm la ca des mooy mu am yittey jaar ci yoon woowa dem léeg-léeg mu ne ca yoon wa di dox ba mu yàgg mu réer ci biir yoon wi mu xamoon bu baax ba dootu xamati fan la jëm looloo tax dunduk doomu aadama ànd ak ay ngëlëmte waaye léeg-léeg mu ànd ak ay njuumte moo tax léeg-léeg ñu nekk ci menn mbir di ci yëngutu ba mu yàgg ñu gis ne mbir moomu kat bari na ay jafe-jafe bari na yu ci nekk ci ay inconvénients yoo xamante ne boo ko doon tënk ci olof mën nga koo tuddee ngëlëmte ñu soxla ña nga xam ne gindeeku nañ ca ñu ñëw ci toog jàkkaarloog askan wi fas yéen leen gindi noonu lañ ko baaxoo defeeti jaajëfalaat leen bu baax a baax jaajëfal suñu invité yi nga xamante ne am nañ leen ci plateau bi ñu war a séq waxtaan wi ak ki nga xamante ne mooy Moustapha Guèye doon koo xamante ne xam-xamam jëm na lool ci wàllu sécurité routière ni ñu koy faral di waxe kaaraange ci wàllu dem ak dikk ak yi nga xamante ne moo ci aju yëpp dana jaadu ñu waxtaan ak moom waaye itam war a feggoo ak ki nga xam ne mooy Mbaye Guèye Sène bokk ci ñi nga xamante ne dañuy jàngale wàllu dawal mën naa ko waxee noonu formateur la ci code de la route ñu war a seq ak moom waxtaan ndax suñu temu tey day jëm ci wàllu accident yi ni nga xamante ne noonu la jékki-jékkee bari lool ba nga xamante ne dafa fréquent maanaam bis bu yàlla sàkk rek booy waxtaane beneen ay ñëw fàtte loola bu njëkk bi nga doon waxtaane loolu danañ ñëw ci lan moo ko waral buñ ko jéemee jàngat ci suñu gisinu bopp li ko waral ba noppi ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy solution yi jaajëfal bu baax a baax Abdou Karim jaajëfal Mansour Diop ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu technique beeg yi nga xam ne moo ci aju yëpp ci wàllu son ci wàllu image ba ngeen mën a ñoo gis mën na ànd ak ñun ci émission bi ñoo ngi leen di nuyu daal di ñëw nag ci sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Sylla di remercier encore une fois si initiative bi ngeen jël ndax da ngeen jël sujet boo xamante ne dafa nekk loo xam ne dañ ko war di waxtaanee saa su ne ndax damay faral di wax ne que dem ak dikk ñëpp la soxal ndax boo xasee ba génn sa kër rek dem ak dikk soxal na la moo xam nga yéeg ci kaar yi moo xam ngay dox moo tax xam ngay dawal dem ak dikk soxal na la te nag bu ñu seetloo Sénégal dem ak dikk bi dafay sooxe lool ndax liñ ciy jël ci ay lim ñuy ñàkk seen bakkan ak ay lim ñii di gaañu ñii di laago bari na lool réew nag bu tollee foofu loolu dafa war a nekk sujet de préoccupation wartul nekk rek fait divers maanaam mu am tey ñu wax ci si médias yi après ñu jàll ci leneen donc maa ngi leen di remercier si initiative bi ngeen jël ba mën a taaj waxtaan bi ci penc mi ba képp ku ko seetaan rek mën cee jëlee njëriñ loo xamante ne boo génnee di nga ko mën a teg ci yoon masha Allah jërëjëf kontaan nañ yow itam ci ñëw gi waaye fas yéenee bokk ak yow sa xam-xam ni nga ko waxee loolu daa bokk ci rôle média waaye itam suñuy kilifa ci liggéey bi loolu la ñu sant mooy indi loo xam ne amal na njëriñ ñi nga xam ne ñooy seetaan waaye jéem leen a wutal ay solution waxtaane problème yomb na waaye jéem a wutal nit ñi ay solution ci problème yi itam loolu farata pire la sëñ Mbaye Guèye Sène maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau. maa ngi lay fay sëñ Mbacké. jërëjëf. di leen remercier ci invitation bi. merci voilà donc thème bi ñuy waxtaanee tey nag am na solo lool. voilà am na solo lool ndaxte à chaque fois accident bu amee. li muy yóbbu ay parents lañ. ay doom lañ. donc accident boobu dafay jur yeneen problème ci ginnaaw yoo xamante ne dafay toucher société bi donc comme monsieur Guèye du mu ko waxee donc moom it ñu ngi koy remercier bu baax di ko féliciter ci liggéey bi muy def ci secteur bi voilà donc à chaque fois ñu ngi koy gis ci plateau télé yi à chaque fois bu ñu ko woowee mi ngi répondre du tay di wax ci accident yi di sensibiliser nit yi te defe naa loolu la ñu soxla problème bu amee tamit da ngay il faut nga dem ci source bi pour mën ko régler dëgg la voilà te mën naa ne accident yi li ko waral lu ci bëri mi ngi jugee ci ñi dawal muy conducteurs yi donc dafay baax
ñu dellu ci source bi c'est-à-dire mooy formation yi sensibilisation donc bu ñu ko defee rek et dans la continuité donc incha allah dina fi du ma ne dina fi jug mais kat dina wàññeeku bu baax a baax a baax voilà macha allah am na solo jërëjëf looloo waral waxtaan wi kon ni ngeen ko gisee suñ ñaari gan yi nga xam ne ñoom laa leen wax ne ñoom la ñuy àndal ci waxtaan wi kenn ku nekk nuyoo na waaye nekk ci biir secteur bi léeg-léeg bu ñuy waxtaan ka ca bitti mën nay wax waaye ki ci biir moom gisinam day wuutee gisinu ki nekk ci bitti sëñ Moustapha damaa wax léegi ne accident yi bari na lool daa mel ne àdduna si réew moo dem am na ay accident waaye ñun nangam moor accident yu méttee métti léeg-léeg am ñu ko jiiñ tëli bi am ñu ko jiiñ oto yi am ñu ko jiiñ sëfoor si ba daal bu doon ne dama naan ñi ngi bëgg a jeex accident yi ñi ngi ñuy bëgg a jeexal yow loolu ban taxaw seetlu nga ci def waaw taxaw seetlu bi ma si def xam nga souvent boo xoolee ci référentiel li ñu woowee référentiel de gestion sécurité routière dañuy wax naan ñetti cause la tali bi nit ki ak oto bi mais loolu boo xoolee dafa résumer lépp ci nit ki parce que nit ki mooy dawal oto bi nit a defar tali bi te boo xoolee Sénégal tali yi gën a mën a lor les routes les plus tueuses comme ni ñu ko mën a tuddee mooy yi gën a baax waaw ah oui waaw tali yi gën a baax ndax tali yu bon yi oto bu ñu fa ñëwee dañuy teggi seen tànk dañuy adopté seen vitesse daw ndànk accident yi gën a metti ci tali yu baax boo xoolee ci autoroute lay amee wala ci VDN yi ndax li oto yi di daw moo bari moom méngoowul ak loolu noonu mais dafa am lu jiitu loolu noonu ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ne ñun ñëpp dañuy d'accord ci ni ma ko mën a waxee avoir un consensus sur l'illégalité maanaam loi dañ ne ñëpp ko war a xam di ko appliquer dëgg la Sénégal nag ñëppay xam loi bi après ànd ci di def nag su dul noonu loolu nag réew mu am pour mën fay jëlee ay accident dafay metti ba noppi Nations Unies dafa dajale réew yëpp ne leen nii lañ bëgg ngeen traité mbirum accident boo nekkee ci année 2020 nga recensé ñaata accident moo am fan la accident yi am ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaata nit ñoo ci gaañu après nga toog xool fi accident yi am lan moo tax accident am fa nga jéem a indi solution ci loolu ñaata nit ñoo si ñàkk seen bakkan lan moo tax ñu ñàkk seen bakkan est-ce que accident bi moo leen faat est-ce que prise en charge médicale bi moo leen faat est-ce que évacuation bi moo leen faat nga jéem a indi ay solution ci sooxe yooyu maanaam ay chiffres statistiques yoo xamante ne daf lay permettre li amoon ren déwén du amaat ndax courbe accidentologie dafa war a wàcc mais warul yéeg mais Sénégal boo xoolee chiffres yi officiels yi ñu lay jox dañu naan 650 morts man bu yàggu rek def naa fi séminaire ak ambassade États-Unis ñu ne 3000 morts la ñuy enregistré ñoom waaw ce qui veut dire que donc corona bi ñuy wax sax talibé ko gën a dangereux parce que ñun accident bu amee léegi lu waral ñaari chiffres yooyu maanaam Sénégal waaw xam nga ñoom ñee wax leneen xam nga ñoom Sénégal chiffres yi ñuy joxe ñoom brigade nationale des sapeurs pompiers bu accident amee waaw dafay ñëw bu ñëwee mu def décompte bi ñu ne ñetti nit da génne ñàkk nañ seen bakkan mu condensé ko jox waa ANSD suba mu defaat la même chose mais accident boobu am ñett nit ñàkk seen bakkan mën ngaa xëy la lendemain ñeneen ñaar génnaat àdduna maanaam ñi ci blessé woon voilà dafa am lu ñuy woowee faatu ci saa si mais mën nañoo faatu am lu ñuy woowee les morts directs waaw ñi nga xam ne ci saa si lañ ñàkk seen bakkan ak les morts indirects ñi nga xamante ne une semaine après un mois après ba 2 ans après ci lañ ñàkk seen bakkan ñooñu ñëpp ci décompte bi la ñu war a bokk léegi nag accident boobu dañoo war a def enquête ñu xool oto bi nga xam ne moom moo accidenté fan la jógee déjà fan la jëmoon ki ko doon dawal ci ban condition lay yoree oto bi ci boppam ci ban état technique la war a nekk bu ñu paree ci oto bi ñu ñëw ci tali bi fan la accident bi amee ci yan circonstances la accident bi amee yooyu yëpp enquête yooyu yëpp boo amee ay question boo ci posé ay question ba am ci ay réponse dina la permettre accident boobu noonu am bu mel noonu dootul amaat ndax di nga anticiper ci solution yi mais fii yooyu yëpp dañ ko jël teg ko de côté mais bi ci gën a flagrant nag mooy absence de sanction ndax yoo nekk ci réew moo xamante ne da ngay def loo xamante ne tey jii boo ko gisoon ci beneen réew ñëppay jàpp seen bakkan ne lii naka la mën amee mu nekk lu banal Sénégal ndax bu ñu demee ba accident dugg rubrique fait divers rek mooy ne ko ñun sànku nañ parce que accident léegi fait divers la ndax semaine passée accident bi am ñaata la 14 morts bii nii ñëw nekk ñaata 7 morts mu mel ni avion bu daanu man yaakaar naa dans un pays sérieux coow li doon na bëri lool mais accident bi am nii loolu waroon naa mën a occuper actualité bi ñëpp taxaw di ci wax ba pare autorités yi jël de véritables mesures parce que nag loo mënti wax usagers yi tooñ leen ndax askan à chaque fois day am ñoo xamante ne bu ñu tegee règle dañuy bëgg a jàdd dëgg la mais nag li tax ñu ne autorité mooy koo xamante ne moom mooy taxaw di forcer nit ñi pour ñu doxal yoon loolu moo manqué Sénégal moo sooxe Sénégal damay jël exemple bu ndaw rek accident bi amoon Yoff mooy camion boobu mbëkkoon taxi bi ba rayoon ñaari xale yi tabaski daaw la woon su ma ju mu ngi soog am oto boobu noonu
dañ ne dem na defi visite technique. def visite technique dañ ko dàq parce que dañ ne ko frein yi baaxul na dem defari ay frein am. visite technique bu lay dàq dañ lay jox kayit gi ñu woowee ordonnance. comme boo demee ci médecin mu bindal la ordonnance parce que dañuy wax feebar yi oto bi am yëpp. ñu wax li ci nekk yëpp ba noppi bindal la ci suuf ne la. waaw liñ la wax ni yëpp tant que defaroo ko ba indiwaat oto bi si ñun. oto bi warul daw. dëgg la ordonnance boobu bi nga ko joxee ak bi accident bi di am mat na weer. waaw ce qui veut dire que donc moom depuis 1 mois mi ngi doon daw dans l'illégalité. te ñun ñi di wax ñëpp xam nañ ne fii amul benn camion bu fiy daw bës. te arrêté wuñu la. dëgg la man dama doon jàngale école police. waaw amul benn camion buy daw dugg autoroute wala nga génn wala nga jaar ci intersection danañ ko daanaka chaque jour am na ko montage bu mu romb ñu taxawaloo. ce qui veut dire que donc camion boobu policier contrôlé na ko wala gendarme xam ne camion bii nii légalul. mu bàyyi ko mu techniquement warul daw mu bàyyi ko mu continuer daw. kon léegi est-ce que waruñu woon retracer fi camion boobu yëpp jaar pour situer responsabilité yooyu yëpp. d'accord parce que chauffeur bi directement moom moo rey xale yi. ak oto bi. mais indirectement am na ñoo xamante ne. dëgg la ay complice lañ ci mën nañ leen topp pour complicité. donc yooyu dafa nekk ay sooxe ndax usagers yi dañuy ñëw def nag sudul noonu. autorité tamit seetaan leen ci. mu nekk benn cocktail explosif boo xamante ne fu mu am munoo loolu di wàññi nit ñu dee. ndax am na réew yoo xamante ne tolloon nañ ñun fi ñu toll. ci ay 3000 morts par an. effectivement ñu dem ba benn instant ñu ne nañ def taxaw seetlu. bu ñu amee 3000 morts ren. déwén 2500 la ñu war a am. wala lu ko gën a néew. te dañuy fexe yegg ci nan la ñuy fexe yegg ci mooy dañuy jàng ci accident yi nga xamante ne moom moo fi am. daal di anticiper ci loolu. ba déwén. accident yi du amaat dafa mel ni man dama koy joxe exemple man leen tabaski ren boo feesee nga dagg sa loxo. déwén booy fees. war ngaa mën a xam nooy def ba doo dagg. effectivement parce que li la daggoon daaw. ñëwaat na ren. xamoon noo koy moytoo. gaañ na la. war ngaa mën a jàng ci ngaañ ba nga ne damaa jël sama loxo dugal ko ci suufu ndawal li teg paaka bi ci kaw. donc ren du ma defee noonu. damay changer wala nga ne paaka ba ma yoroon dafa gudd. du coup mënu ma ko woon manipuler ren dama yor paaka bu gàtt loolu moom mooy njëriñu accident. daf lay permettre nga def benn remise en cause. pour que loolu am noonu bañ a amaat mais nag ñun fii des phénomènes à répétition moom mooy am. boo xoolee les zones les plus accidentogènes chaque fois fa la accident yi di am. tey jii mën naa limal 7 zones yoo xamante ne chaque année dinaa la ne fii nii dina am accident au moins 50 personnes dina si ñàkk seen bakkan te dafay am man chaque déplacement de masse bu amee. damay bind ci internet man leen ñi ngi dem mais am na ñoo xam duñ ñëwaat parce que tamit da leen di rey impérativement muy màggal di gàmmu di tabaski di Popenguine ak di décembre parce que facteurs yi nga xamante ne moom mooy tax accident am dafay présent la fa defoon daaw ba accident yooyu am kenn saafarawu ko ma nga fa mën naa am mu amaat dafay amaat sax accident moom du fatalité c'est-à-dire ñit ñi ñoo naan ndogalu yàlla mais du ndogalu yàlla du fatalité parce que tey jii nii yow boo jëlee arme nga teg sa bopp dóor nga ñàkk sa bakkan mënuñu ne ndogalu yàlla duñuy wax dafa xaru dëgg la mais ki nga xam dafa tëdd ci lalam dina la yeewul mën nañ ne yàllaa jël bakkanam dëgg la parce que mort naturelle la ñuy wax parce que feebarul accidenté wul mais nag ki nga xamante ne dafa dajale ay njombe ba njombe yooyu sax noonu la defee dafa am ay losigam yoo xamante ne ku ko benn la lay dal ba njombe yooyu jur ay kii donc mënuñu ne ndogalu yàlla la ndax des fois da ngay xool oto xool ki koy dawal xool fi muy jaar nga xam ne oto bii du yàgg fi mu jëm am na solo danañ ci ñëwaat léegi def nga développement bu am solo ci accident yi vraiment jàngat ko jàngatin boo xamante ne bi nga tàmbalee wax kuy déglu day xam ne kii wax li muy wax xam na ko ndax ñun ñaare bu ñuy wax dañ naan tëli yu bon yi dëgg la mën na cee doon benn tomb waaye ndekete du lépp bu may tiiree li nga wax mooy tëli yu baax yi léeg-léeg fa la accident yu ëpp yi di amee te loolu bi nga ko waxee layal nga ko mooy accident de vitesse foofu la ëppee waaye nga cité waat leneen lu am solo mooy suñu càggante ndax mag day wax ne olof day wax ne lu mag def dee bu dekkee war koo bàyyi waaye ñun accident bu am bu jàllee daal bu ñu weesoo tiitre ko wax ci benn 30 minutes daal di koy fàtte te moo ne oto bi dañ koy arrêté ci télé bi nga gis ñu koy contrôler ba noppi muy daw oto bi war a am visite technique amu ko nga gis oto bi mu wóor la ne bii moom amul visite technique waaye yaag moom ay bokk circulation bi loolu njàngat mu am solo la sëñ Mbaye Guèye même question bi ma jox sëñ Moustapha laa lay jox nooy jàngate accident yu bari yi donc comme ni ma ko waxee woon sànq rek mooy que source bi il faut que ñu dellu ci source bi donc accident yi métti na donc causes yi li ñuy wax facteurs yi donc sëñ Moustapha ñëw na ci donc accident bu amee rek dañu ne entre nit ki la oto bi ak environnement bi lu ci ëpp voilà donc bu ci nekk rek war nañ ci mën a mener ay action ba nga xamante ne dina wàññeeku ñun nag li ñu mën mooy tout le temps di ñaax nit yi ci dellu si ci formation ci la formation voilà parce que ni nga war a nekkee ci tali bi code de la route jàngale na ko quand il s'agit du conducteur voilà ci kiy dawal laa nekk voilà donc code de la route ñëw na ci wax na la naka ngay dawee boo nekkee ci biir dëkk bi naka ngay dawee boo génnee
boo génnee dëkk bi. Donc am lu ñuy wax ay règles de circulation aussi. Voilà donc loolu yëpp code de la route wax na ci. Donc bu ñu ci sëkkandikoo. Normalement du ma ne accident yi dina fi jug mais war na mën a wàññeeku. Après derrière aussi il faut que mu am sanction. Donc c'est-à-dire sanction yi il faut que il faut que dans la continuité. nit yi ñuy mën di leen sanctionner bu baax. Parce que bu ñu jëlee par exemple ay réew yu mel ni France ak yeneen réew fi ñu tolloon nii ñoom tolloon nañ fa. Mais nag gars yi dañuy ñëw ak ay sanctions yu metti ba nga xamante ne nit ki tey buy demee bay def naka su dul noonu bu xamee li ko ci nar a fekkee rek du ko def. Voilà donc ñun foofu la ñu war a egg. Voilà donc côté boobu tamit autorités yi war nañ ci mën a jàpp bu taxaw ci bu baax a baax. Voilà ci wàllu woowu pour ñu avancer tuuti. yow yaa ngi yëngatu ci wàllu formation. Maanaam formateur nga. léeg-léeg ñu blâmer chauffeur yi. mu mel ni ñoom itam am nañ ci wàll. yéen loolu nu ngeen koy jàngate en tant que kuy jàngale dawal. Chauffeur bi moom mën naa ne. moom mooy kii dawal oto bi. moo xam ay nit lay yóbbu. moo xam ay bagages lay yóbbu. mais il est responsable. Effectivement responsable non seulement responsable lu boppam. déjà mais aussi il est responsable aussi des autres. ñi nga xamante ne ñoom lay jëflanteel ci tali bi. dëgg la voilà donc ñun fii mën naa ne dañu am ay manquements. dañu am ay manquements ci côté formation. waaw donc même nit ki mën nga ko jox permis. D'accord jaar na fu mu war a jaar na ci auto école. téye na permis mais warul yem foofu. c'est-à-dire que après loolu il faut que moom ci wàllu boppam muy nekk après di def ay recherche boppam. tu vois di jàngal boppam. parce que code dafa yaatu. donc ba nga xamante ne lu ci bëri tey du ko rëcc. chaque jour rek boo yeewoo war nga mën a xam ne kat da ngay tegu ci tali bi. xam nga risque yàlla si nar a fekk. waaw donc loolu mooy tax nga xam naka ngay demee ci tali bi. comportement bi nga xamante ne war nga ko am. dëgg la voilà moo tax nag il faut que chauffeurs yi ñuy mën di leen sensibiliser. di leen wax ne leen rek ñu dellu ci code de la route. voilà donc bu ñu ci delloo rek. lu ci bëri dina wàññeeku. léeg-léeg ci permis mu mel ne dañ ko daan jàng bu njëkk da ngay gis koo xam ne day apprenti wu jaar ci lu bëree bëri door a am permis li ma bëgg a wax mooy daa mel ne am permis gënoon naa jafe bu njëkk. ndax jàppoo ne yomb gi mu yomb ba nga xam ne nit mën na koo lijjanti yéen itam léeg-léeg ngeen xaw koo yombale nit ñi nga xam ne ku amee moyen rek war ngaa mën a xëy am permis. ndax loolu itam bokkul ci li indi accident yi. mooy li nga wax nii. waaw moom lañ ma wax rek tey si suba. sama benn xarit. donc nee na permis warul nekk loo xamante ne dafay yomb. war nañ toll foo xamante ne c'est vrai que nag nécessité la. nécessité la ñëpp amuñu moyen. tamit te dañu nekk dëkk bi nga xamante ne dëkku maslaha la. am na loo xamante ne boo ko jafeelee nit yi rek. ñu ne dañoo soxor. alors que du loolu. dëgg la ñëpp mënuñoo dawal ci tali bi. donc déjà nii. oto yi dafa bëri. te mën naa ne ñi yorul oto sax ñoo ëpp ñi yor oto. te ñoo ñëpp ñi ngi ñëw. dëgg la voilà donc effectivement warul doon loo xamante ne dafa yomb. voilà war na doon loo xamante ne dafa war a cher. déjà mais aussi ci durée bi ñu koy am aussi nit yi dañu war a xam ne wàllum dawal du loo xamante ne caaxaan la. donc formation bi dafa war a mat. donc pour loolu. il faut que nit yi ñu mën di leen di former. ci benn temps bu doy. xamal leen li ñu war a xam. dëgg la voilà donc loolu li nga wax noonu am na solo. lu am solo la jërëjëf sëñ Mbaye sëñ Moustapha dégg nga fi seex bi daaneele mu mel ne damaa dellu si waat rek ci sa biir démarche mooy yi nga xam ne moo koy waral mooy waral accident yi. xam nga dañ ciy tudd chauffeur bi nga wax ne moom kenn la ci benn élément la ci defe naa ki nga xamante ne day dawal ab bis. war a yeb lu mu gàtt donc 30 personnes minimum war naa doon koo xamante ne ku responsable la waaye mu doon koo xamante ne bakkan yi nit la yeb waaye yëgul ne sax ay nit la yeb léeg-léeg façon bi muy doxee ak comportement bi muy amee loolu itam mat naa xool muy beneen bi ci des
alkaati bi nga xamante ne moo ko taxawloo ci télé bi di ko contrôler moom lan la war a laaj ci lan la war a focaliser wu ndax léeg-léeg nga gis koo xamante ne day mel ne moo ki muy contrôler finalement ay xarit lañ ba li ci war dëgg-dëgg du am ak détails yu bare bari yoo xam ne kenn mënu ko wax ci média beneen bi ci des mooy suñuy njiit responsabilité yi ñu ci war a taxawee après accident bi mujjee am gis naa ministre bi mu ñëwee wax ni lii danañ ci waxtaan danañ ko xool mais loolu wax nga léegi c'est pas la première fois day répété wu saa su nekk noo ñuy gën a taxawale ci responsabilité yi noonu ñu ko séddoo xam nga boo xoolee chirurgien yi nga xam ne dañuy opérer doomi aadama chirurgien bu waree dugg bloc pour opérer nit gis nga concentration bi muy nekk waaw day fexe ni muy concentré wu dëgg la bu ko yoomatee sax du ko yëg te benn nit lay opéré parce que xam na ne benn nit boobu muy opéré su ratee rek day ñàkk bakkanam benn nit bakkanam a ngi ci loxoom waaw allahu akbar léegi ki yor bus mu def 50 sénégalais wala 50 personnes de moins ci ban état la war a nekk mu leeral ni bus bi bu daanoo 50 bakkan dem kooku wërta fa ke benn nit rek tax na mu yéeg parce que mi ngi xalaat bu ratee opération bi benn nit ñàkk bakkanam ki yor 50 personnes ci ban état la war a nekk loolu moom mooy première question maanaam kan moo war a dawal bus kan moo war a parce que tey jii nii dafa am loo xamante ne buñ ko banaliser rek mu sànk ñu dëgg la buñ ko banaliser mu sànk ñu man dama mës a dem ci benn séminaire en Égypte ñuy waxtaan waa ji mu ne entre les conducteurs professionnels ak les conducteurs ñi nga xamante ne dans le temps lañ leen formé dafa mel ni nga ne tireur d'élite ak tirailleur bu ñun Sénégal sañ doon reetaan ñu ne kii fan la xamee tirailleur mu ne waaw parce que tireur d'élite da ngay taxawal 1000 personnes nga ne ko viser kenn nga jàng ko mu viser la mu natal la kooku jamal la ko parce que kooku entraînement de précision lañ ko defal alors que tirailleur nag dañ ko jox arme rek ne ko tiral muy tirer un peu moom day génn tirer rek loolu moom muy différence bi léegi kan moo war a dawal bus Sénégal am na tey jii nii ay sociétés yoo xamante ne ay société de transport la mënuñu leen tudd pour bañ a def publicité ñi ngi fi depuis 50 ans di dawal di def transport tourisme et tout ça di dem fépp ci Sénégal mës ngaa dégg ñu ne daw nañ ba këpp wala daw nañ ba daanu mosoo koo dégg et pourtant ay Sénégalais yoo xam ne fii lañ leen formé ñoo koy dawal mais dañ koo jël ñoom au sérieux kon waaw parce que tout simplement seen formation yamul ci rek am permis de conduire rek jël oto dawal yow mii su la neexee nga dem passer permis B oto école jël sa oto dem dawal dëgg la mais formation bi nga xamante ne moom la kii dawal bi su war a am dafa spécifique parce que li ci làqu moo bëri kon comportement bi mentalité bi yëpp dañ ko ci dafa boole yu bëri gis nga kii dawal bus dafa war a nekk un manager dans un premier temps parce que bus bi 50 personnes yi ku nekk sa jikko mu war a wax wala lu ñuy faral di wax booy sàmm fukki nag benn yar booy sàmm fukki nit fukki yar am na koo xam ne mi ngi ci bus bi dafa xamadi kii dafa feebar kii dafa yàkkamti kii xam bëggam rek la am ku ci nekk day ñëw bëgg la imposer li mu bëgg yow nga war a dajale ñun war a def ak ñoom ba noppi war a gérer yow sa attitude parce que tey jii nii booy dawal nga énervé wala nga xuloo kenn énervement bi dafay traduire ci tali dootoo tolérer dara ci tali bi moo tax léegi suñu chauffeurs yi nga xamante ne ñoom ñooy dawal bus yi dafa am formation bu spécifique boo xamante ne moom la ñu war a am dans tous les niveaux ba ci secourisme nag dëgg la dañ ko war a am bu dara xewee nan lay taxawee léegi bu fekkente ne yooyu yëpp amuloo ko bu fekkente ne dañ la former sur le tas teg la ci tali bi nga yor loo xamante ne arme la parce que oto moom bu xasee ba nekk ci yenn loxo yi rek ça devient une arme de destruction massive la bu boobaa mënoo def lu dul ay njombe mais man dama ne ñun coche bi sax waruñu koon raté parce que Sénégal boo duggee ci secteur transport soxlawul ñuy jéggaani feneen dëgg la honnêtement parce que man quand je vois des fois ñu jël yenn résolutions yu jógee ay France ak Belgique bëgg ñu ko imposer dama naan ils ne comprennent pas parce que li fi nekk ci ay ndaanaanu transport man dama dem benn salon de l'automobile en Allemagne ma fekk fa ñuy sargal Ndiaga Ndiaye waaw alaaj Ndiaga Ndiaye ñu génn àdduna ndeysaan ma fekk fa photoom ñu koy sargal man sénégalais il a fallu que ma laaj ci kii kan la ñu ne ma kii mooy Ndiaga Ndiaye parce que ñun xamuñ ko sax waaw parce que Ndiaga Ndiaye tey la obsolète dëgg la tey la nekkatul dëgg la dans les normes mais moment bi ñuy defar Ndiaga Ndiaye booba temps norme de véhicule de transport yi foofu la tolloon parce que suñu oto yi ñuy dawal tey xëy na dans 50 ans du nekk au norme fa toll waaw non moment boobu li koy firndeel tax mooy bu fekkee oto bi jël na aw turam ba bu la romboon tey dootoo tuddati marque oto bi waaye turam nga koy wooyee moo lay wone def na ci dañ fa nekkoon ndax ñoom dañ ne Ndiaga Ndiaye un bawol qui a défié Benz jeex na parce que oto bi Benz la tudd ki ko defar Benz la tudd mais dem na ba oto bi boo demee Mali Ndiaga Ndiaye la ñuy wax bu ko moomee bu ko moomul yëpp Ndiaga Ndiaye lañ koy boo demee Mali Burkina foo mën dem parce que oto yi da doon génn dëgg la da doon dem Afrique de l'Ouest foo dem bu oto bi rombee du ñu wax Mercedes 504D dañ naan Ndiaga Ndiaye te pourtant Mercedes 504D la tudd ñu bëri xamuñu ko dañ naan Ndiaga Ndiaye donc yow boo amee ñu mel noonu tey jii nii nga ñëw biir Dakar ñii di dund actuellement ay Momar Souran ay Ndiogou Mari ji ñoo ñëpp ñi ngi fi yore xam-xam boo xamante ne ci wàllu transport bu ñu leen dajale woon tey jii nii créé lu ñuy woowee école des métiers du transport parce que métier transport yemul rek ci dawal oto lu am solo nga wax transport yemul rek ci dawal bus déedéet dafa bëri ay composants yoo xamante ne ñoo ci laxasoo ba noppi aussi
état bi accompagner leen pour que kii di dawal oto mën a dawal ak xel mu dal parce que bi ma lay jox exemple chirurgien yi boo demee ils font partie des mieux payés de la sphère médicale parce que xam nañ ne li ñuy liggéey xel mu dal la àndal ibi biiru doomu aadama àndul ak di xalaat facture ndox wala facture courant wala dépense bu matul mais noonu naka noonu dawal oto àndul ak yooyu noonu te tey jii ni boo xoolee ñii di dawal ñëpp ci situation yi précaire la ñuy nekk da ngay feebar sax kon ne di liggéey parce que leer na ne boo toogee doo am loo dundee donc yooyu noonu yëpp àndul ak condition de sécurité routière maanaam ci dawalkat bi tey ji bu ma ñëwee ci alkaati bi ngay wax sànq da nga wax lu am solo nga ne alkaati bi bu demee ba day mel ni dafay xaritoo ak kii di dawal man taxaw naa banlieue ma gis chauffeur kalando bu romb alkaati bi taal ko wax mu saago ne ko maa ngi ñëw alkaati bi reetaan mel na fu wax ak ko même pour te dire que ne crise d'autorité sax dafa am ci côté boobu dëgg la parce que avant boo gisaan alkaati mu taxaw ci tali xam na ban taxawaay la war a am parce que li ñuy wax tenue retenue ak langage moom moo régir alkaati effectivement tenue bi mu sol la retenue qu'il a ak son langage mais tey jii da ngay taxaw ak alkaati muy wax mu mel ni mais nag loolu dafay revenir ci Sénégal parce que ci kër yi lañ jógee chauffeur yi ci kër yi lañ jógee alkaati yi ci kër yi lañ jógee donc société bi ci boppam société bi moo am feebaru société bi moom mooy répercuté wu foofu transféré ci tali bi moom moo indi lu ñu am nii parce que tey boo ngaññee alkaati bi soo delloo sa kër nga gis fa koo xamante ne bu xëyoon suba def concours police sol tenue jikko yu mu yor foofu moom lay yor dëgg la chauffeur bi nekk ci oto bi mooy ñun bu soloon tenue alkaati noonu lay mel ñun la donc ñun ministre bi ci ñun la bokk ñun ñoo war a xoolaat ñëpp daal ci ñun la taxawaay mais man yaakaar naa ñoom aussi war nañ gën a xoolaat parce que dañoo yor métier boo xamante ne wax dëgg yàlla da leen a teral dëgg la ndax ministre li muy am doole yëpp bu bëggee jàll alkaati bi lu muy néew dëgg grade bu ko ne taxawal mu taxaw bu la yàlla joxee doole jooju yaakaar naa war ngaa mën a am beneen taxawaay très bien moo tax ma jàpp ne ñoom it am nañ ci part de responsabilité am na solo lool démarche bu am solo la def yéen en tant que ñoo xamante ne dañuy jàngale dawal du ñàkk ngeen am ay jafe-jafe yu ngeen ciy jànkonteel léeg-léeg nit ñëw di jàng dawal wala nit ñëw di wut permis mu wóor la ne kii yéen a ngi ko koy jox wala moom day mën naa dawal mën na lépp waaye xam ngeen ni kii comportement am ku ko jox oto bu yeb juróom-ñaari nit boo moytul mu foyee leen yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci loolu parce que affaire bi dañ ko tuddee léeg-léeg auto école nga xamante ne wërta yam kon ci jàngal nit ki mu am permis donc waaye am njàngale moom bu xasee ba juddu rek luy niteel nit lépp day daje ci biir effectivement dëgg la donc ki nga xamante ne tey moom dafa war a yeb ay nit effectivement am na ay aptitudes yu mu war a am ma tey booy ut permis am na ay papiers yu ñu lay laaj ci papiers yooyu am na lu ñuy wax visite médicale mais dañ ko war a woowee test de vue parce que loolu la test de vue maanaam dañuy xool nit ki ndax ay bëtam baax na pour mu dawal mais je pense que war na mën a gën a sori loolu bu fekkee dañu ne visite médicale war naa ëpp bëdi daw waaw donc nit ki la ñu war a xool parce que tey am na ñoo xamante ne physiquement ils ne sont pas aptes à conduire te ci auto école pourtant la ñuy jaar dem nañ defi examen am seen permis te am na ñoo xamante ne tey psychologiquement ils ne sont pas aptes à conduire parce que xam nga boo dee jàngale da ngay yaa ngi jëflanteeg ak façon nit bu nekk donc nit yi ku ci nekk ak sa jikko da ngay dem ba du ma ne da ngay xam nit mais da nga leen di mën a comprendre nit ku ci nekk rek da ngay xam ban genre nit la donc am na ñoo xamante ne tey c'est des gens qui sont nerveux am ñoo xamante ne c'est des gens qui sont irrespectueux donc tey comme vous dites école la donc école dañ la war a inculquer ay valeurs dañ la war a yar dëgg la voilà donc c'est la raison pour laquelle war nañ ci côté boobu tamit aspect boobu noonu war nañ ci mën a taxawaat xoolaat ko bu baax a baax voilà xoolaat ko bu baax a baax voilà très bien am na solo de nga xamante ne du caaginati ku am xaalis rek mën a am permis waaye li nga wax léegi visite médicale warta yem ci xool bët yi dong waaye kii dawal itam comportement am dañ ko cee war a xool am na yu bëree bëri nit kenn du ko jox ay responsabilité bàyyi ko noonu enquête de moralité sax ñi nommé nit dañ koy def waaye nag ki nga xamante ne moom nga war a boyal ci loolu itam war nañoo xool mooy kan effectivement am na solo sëñ Moustapha léegi nag ma ñëw lennat ci solution yi parce que itam li ñuy wax nii yëpp ci lenn ci li koy waral la te loolu mën nañ cee yendu fanaan ci di wax ci problème yi te duñ ci jóg parce que da ngaa daaneele léegi lu am solo mooy li ci ëpp ci ñun la xam nga ab société moom dañuy toll foo xam ne day mel ne benn tonne ciment rek bu maçon bi móol ñun ñëpp benn tonne ñu móol seen suuf la ak seen ndox léegi nag ab société bu tollee foofu dëgg la gravité yi niveau yi dafay wuute day am koo xam ne njuumteem li muy lor dafa bari parce que kii dox moom dong te doxul ni mu war a doxee bu fa kastaloo moom la dàllam di dagg wala tànkam dagg waaye kii dox di doxaale am mbooloo kooku bu defee ay erreur li ko ciy fekk day bari waaye ñun lu waay def ci réew mi daa mel ne mën nga ciy génn lu waay def rek mën nga ciy génn booba ndax ñàkk sanctionné googu bokkut ci li ñu yóbbu li ñu dal nii
waaw mais loolu mooy principal problème bi. parce que li nga wax léegi man dama ko yàgg wax. Sénégal mooy le seul pays boo xamante ne boo yoree sa oto di dawal li nga def lu mu garaaw ñaari mbir leer na la. di nga ñibbeeg sa oto di nga ñibbeeg sa permis. waaw ak loo def lu mu garaaw lu mu garaaw lu mu garaaw di nga ñibbeeg sa oto di nga ñibbeeg sa permis. donc absence de sanction boobu noonu moom moo plombé sécurité routière Sénégal. mais nag absence de sanction boobu dafa am lu ko lal ci suuf tamit. maanaam dañoo nekk ci réew moo xam ne tamit dañoo am ay réalités yoo xamante ne bu ñu bëggee avancer faaw ñu teg ko de côté. comme yan ndax alkaati bi taxaw ci mbedd mi man damay former école police. mais policiers des fois boo leen incriminer dañ la naan ñun lii ñu nekkee ci tali bi nii gënaluñu. mais da ngay jàpp nit war koo teg ci yoon. nangu ay kayitam aj ne oto bi di ko waaj a fourrière. moom mu woo ko mu xam kooku woo ko mu xam kooku woo ko mu xam. ba ñu woo sa patron moo lay woo ne la delloo ko ay kayitam mu dem. dëgg la te xam na ne oto boobu wartul bouger. effectivement xam nga loolu déjà problème c'est mooy intervention yi. moo tax ci solution boobu nga wax noonu. man dama jàpp ne dañoo war a toll ci Sénégal fu ñuy vulgariser le contrôle routier. bu ñu nee vulgariser le contrôle routier mooy lan ay technologie yu simple la. am na dëkk yoo xam ne ñoo ñu gën a néew doole te def nañ ko. dëgg la léegi da ngay gis policier dañuy takk caméra. bu ñuy contrôler waaw loolu moom day am. image yi ñuy filmer mi ngi attiré ci beneen plateforme boo xamante ne ña fa nekk du ñu ay alkaati sax. ay juge ay journaliste. dëgg la ay avocat ay professeur d'université. dëgg la ay jàngalekat daw ñoo fay nekk. dëgg la policier bu jëlee di contrôler lépp lu mu téye caméra bi filmer nañ ko. ña nekk foofu xam nañ. donc bu amee lenn lu manqué. moom alkaati bi xam na ne ñeneen ñi ngi xam ne li mu yor ma. kon oto boobu warul dem. dañ ko war a verbaliser. bu ñu koy verbaliser ñun on est à l'ère du numérique. suñu permis ñor léegi permis numérique la. du dañ ne ay tablettes connectées lañ yor. bu ko verbaliser automatiquement contravention bi da koy fekk ji. trésor dëgg la mu dem fa fay. léegi nag bu fekkente ne ñun dañoo bëgg a teg loolu ba noppi nekk à côté di def leneen man dootuma comprendre parce que permis numérique bi ñu koy teg moom loolu yëpp waroon ànd. dëgg la moom loolu yëpp waroon ànd mais loolu yëpp ñëwul. léegi nag deuxième partie solution yi mooy lan mooy ñu accès suñu tànk sur la formation. formation bi c'est-à-dire sànq yéen ñaa ñi bien koy wax. dëgg la formation permis de conduire Sénégal lu ñu war a xoolaat la. en termes de durée en termes de programme. ci lu bari dañ ko war a xoolaat. ndax tey jii nii mën nga ñëw def code de la route. une partie def conduite en 1 mois nga def sa examen dem. niñ lay saytoo est-ce que dañuy saytu kuy daawal. saytuwuñu kuy daawal. parce que tey jii boo ñëwee ci code de la route benn QCM lañ lay tegal. benn ay questions lañ lay poser jox la ay réponses. ne la tànnal réponse bu baax bi. waaw mën ngaa sax tànn su génn ci. dëgg la yóbbu na. waaw bari na ci de. waaw léegi tey jii boo ñëwee war a passer conduite mën nañ laa jàngal dawal ko mën nañ laa bañ a jàngal dawal. ci lan lañ lay saytoo. ci manœuvre. donc ki war a dawali. waaw yow nga saytoo ko ci ni ñuy gaaree benn épreuve kese. waaw est-ce que mën nañ cee xam ku mën dawal ak ku mënul dawal. bu réussir manœuvre boobu. est-ce que cela veut dire que ne problème a ngi foofu. est-ce que cela veut dire que ne mën na dawal donc il faut ñu réformer waat. le système. mais depuis 2018 am nañ nouveau code bu bees boo xamante ne yooyu yëpp dugal nañ ko ci. léegi nag lan moo tax appliqué wuñu ko 2018 ba 2021. ça reste à savoir. mais ñun lépp am nañ ci ay théories yu baax de mais nag appliqué ko li ñu def ci ay séminaire ak solution problème boo jël ci réew mi rek waxtaane nañ ko ba noppi. fépp foo mën a dem si àdduna bi. bu ñuy wax ci sécurité routière. bu ñuy jël ci taxi yi. dañuy tibb ci taxi sénégalais bi. waaw parce que ñun dañoo mën a séminaire xam nga. fépp foo mën a dem daal fépp foo mën a dem man de fi ma mës a dem yëpp ñuy wax ci sécurité routière. waaw bu ñuy bind taxi dinañ leen nañ leen xool li sénégalais yi bind. dëgg la assemblée nationale bi boo fa demee li fa nekk ci ay textes yu baax. lépp wax nañ ko ba noppi xamul lu mu toll. lépp wax nañ ko ba noppi bind nañ ko ba pare léegi nag lan moo des naka lañ koy appliquer. effectivement tant que nag décret d'application yooyu noonu nekk yeggaguñ ci. solution du mën a am. dëgg ba noppi li gën a important mooy ñun dañoo banaliser sécurité routière. parce que tey jii nii yow balaa ngay waxi code de la route nga bëgg a dem am sa permis de conduire nga tey ko. dëgg la alors que àdduna bi weesu na foofu. on parle de l'éducation routière à l'école. éducation routière mooy lan. c'est ça xale bi nga xam ne à partir de la CI. dañ koy commencer di ko tàggat. defal ko benn programme naan kan lii mooy tali. lii mooy oto booy dox ci tali côté bii ngay doxee. waroo wan oto yi ginnaaw da nga war a jàkkaarloog oto yi. intersection nii lay mel boo ko bëggee jéggi côté bee ngay jéggee feu bi lii mooy signification am yow boo nekkee ci sa oto ànd ak say waajur nii nga war a comporter kooku boo ko tàggatee noonu 6e ba bi muy am 18 ans bu waree dem auto école pour passer ji permis les 2/3 de li mu war a xam na ko ba noppi lu ndaw la ñuy yokk ci moom ba noppi dina nekk koo xamante ne dina naw boppam ci wàllu transport parce que tey jikko yi ngay gis ñu yëg ci aw kaar ci kaw wala ñuy lang c'est des gens yoo xamante ne naw ñu seen bopp ci transport parce que tàggatuñ leen si ni ñu leen ci war a xamuñ ko sax xamuñ sax danger bi ci nekk voilà alors que buñ ci commencé woon dès le bas âge dugal ko ci daara yi dugal ko ci école yi ba noppi ay plateau yu mel ni di am ñi nga xam ne ñoo toog ci kër yi aussi di ci jàngale
parce que am na ay temps ñu doon def balaa journal télévisé am ñu lay defal éducation civique ñi nga xam ne fekk nañ Abdou Diouf donc dañ la doon wan bu ñuy monter drapeau ñu ne taxaw leen ngeen taxaw yooyu dañ ko doon xam bu ñuy chanter hymne national yi ngeen nopp yooyu bi ñuy nekk école dañu ko doon jàngal dañoo bëggoon ñu nekk ay nit balaa journal télévisé la daan am wala balaa yenn émission yi mag wala balaa match Sénégal nga xam ne ñëpp ñu toog di xaar émission bi rek ñu dugalal la ko benn 3 minutes par force di nga ko seetaan parce que yaa ngi xaar sa programme pourquoi mënuñu delluwaat ci loolu chaîne de télévision yi fi nekk yëpp ñu boole ko ci seen responsabilité sociétale d'entreprise ne leen léegi avant ngeen def seen édition journal wala seen programme phare da ngeen di am benn capsule de prévention routière boo xamante ne dañuy jàngal nit ñi nan la ñuy comporté woo ak tali nan la ñuy dundee ak tali boobu du moins loolu dina contribuer ci société boo xamante ne dina dem ba mën a dund parce que ñun dañoo raté le coche il y a 30 ans si ginnaaw looloo war a tey jii nii usagers yi fi nekk nii xamuñu dara ci sécurité routière mais tey est-ce que dañoo war a ratewaat le coche 30 ans ci kanam vraiment léegi la ñu war a commencé nag xale yi nga xam ne commencé nañ dugg école d'ici 20 ans ñooñu nekk ay usagers modèle parce que Sénégal rek la ñuy wax waxi conducteur dëgg la maanaam fii dañuy jël responsabilité bi jox ko kii di dawal kese alors que léegi sécurité routière lan la wax charte de l'usager maanaam kii di dox responsabilité mi ngi ci yow mi di yéeg ci oto chauffeur bi code de la route lañ ko jox mais yow mi di yéeg passage da nga am charte de l'usager mooy lan waroo yéeg ci oto di wax maanaam nga yéeg di téléphoné mbay mii di la dégg dañ la koo tere waroo yéeg di lekk loo xamante ne dafay xeeñ mbay mi dañ la koo tere waroo yéeg yore lu tàng fii da nga gis ku yéeg bus yore café waaw waroo yéeg ci bus bu fees dañ la koo tere waroo sax xaar receveur bi ne la oto bi dafa fees yow soo wàll bopp yaa war a xam ne dañ la ko aaye yow ni ngay dawalee ñu ne la fii dañ laa aaye nga jaar fi parce que sens interdit la yow mii di yéeg boo gisee oto bu fees noonu nga amee sens interdit mais panneau bi sa biir bopp la nekk mais nit mën naa wax lu mënul waaye mënul def lu mënul bu fekkente ne xamoo ko mënoo koo def effectivement donc yëpp ay problème la wax nga lu am solo loo xam ne ku lay seetaan man boog damay tiit parce que damay dégg dëgg damay xam li ñu dal li ñu ko teg ba noppi nga di ko gis waaye di yëg ne noppeeguñ ngir jóge ci xam nga loolu dafa metti nit koo xam ne xam nga li la feebar waaye garab gi lay fajit yow tëwëri nga ko ba mën koo joxe bitim réew nit ñi di ko jël di ko jariñoo waaye mënoo koo jëfe ba léegi souvent ñun danañ faral di tukki damay wax ne ñi nekk ci bitim réew gënuñ ñoo yaru waaye nag ñoom dañ leen di teg ay daan xam nga ki nga xamante ne bu defee benn njuumte fu mu nekk ci àdduna njuumte bi dana koo fekk même ñun ñi nga xam ne te da ngay dem bitim réew boo doon dawal oto tey def fa benn infraction ñu war laa fay nga génn réew ma ñëw booy dellu si waat ci aéroport yi léeg-léeg da nga koy fay door a duggaat ci biir réew mi man dama ko doguma la mais li nga wax nii man dama cee gis sama bopp man dama voyagé dem Paris wàcc Charles de Gaulle sama benn xarit jël si ma ak jabaram bi ñu ma jël see ma dugal sama valise daal di toog ci ginnaaw ñu commencé waxtaan nag Sénégal dañoo génn daw ñu 50 mètres policier arrêté ñu contrôlé këyit yëpp mat mu ñëw ba ci ginnaaw xool ma ne ma takk ko sa ceinture yow yaay fay 90 euros laa fay yow am personne moom te boobu dafaguma 30 minutes ci biir dëkk bi effectivement mu ne ma si ginnaaw nga toog da nga war a takk ceinture c'est 90 euros daal di jël sama passeport maa ngi soog a ñëw mu daal di ko photo ne ma su fekkente ne yoroo xaalis dugal nañ ko ci fichier bi jeex na demal mais balaa ngaa génnaat waxuma sax génnaat mais même boo génnoon boo fa bëggee demaat maanaam li ma bëgg a wax mooy ñoom dañ lay teg ay daan moo tax da ngay ñun boo ñëwoon ci feu bi mu ruus bu fa kenn nekkul da ngay dem léeg-léeg sax kenn nekk fi ba noppi nga dem teg ko say sentiment sëñ Mbaye noo jàngate li sëñ bi wax ak yiñ ci dolli ci wàllu solution yi ci solution yi li ma wax lu am solo la mooy éducation ou bien initiation à la sécurité routière au niveau des écoles donc mbir bi foofu la war a commencer parce que xale yooyu tey ñoom ñooy doon les futurs usagers de demain voilà donc formation bi foofu la war a tàmbalee mais aussi ñi nga xamante ne ñoom am nañ seen permis ba pare ñu ngi ci tali bi il faut que aussi ñu mën leen évaluer ñu mën leen di leen defal ay évaluation di leen defal aussi ay remise de niveau donc jàngoon nañ mais xam nga xel dafay fatu donc il faut que toujours ñuy mën di leen ñaaxat ci yéen yi dëgg la nag depuis lors il y a des changements qui se font donc changé nañu système u permis bi gars yi ñi ngi wax ñi ngi jëm peut-être ci permis à point donc ça peut être des solutions nit ki bu xamee ne tey fay na xaalis dem defi permis mais que ne suba mën na ñàkk permis boobu noonu donc te ñu teg ko ci yoon maanaam tey nit ki boo ko jàppee li muy fay mu fay ko fa mu ko war a fayee mais pas da ngay ñëw neexal policier bi wala boo demee fa nga ko war a jëlee nekk di waxaale pour jot sa permis donc tout ça c'est des choses yoo xamante ne donc vraiment war na fee jóg voilà war na fee jóg voilà mais lépp rek comme on dit il faut que état bi ci boppam donc jël ci ay mesures voilà ci côté
autorités yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy contrôler mais aussi ci côté ñi nga xamante ne ñoom ñooy délivrer permis voilà parce que benn chaîne la rek boo réglé bi bàyyi bi tamit dëgg la problème rek lay indi voilà dara du sotti am na solo nooy jàngate itam ñun ñu ngi jëm ci wàllu ay yoon fi mu ne ñu ngi wax ay autoroute ñu ngi wax ay BRT ñu ngi wax yu baree bari yoo xamante ne yokkute la ci wàllu woowu waaye nag yokkute gi jëm ci wàllu secteur boobu ñuy wax muy secteur du transport wax nga léegi ne yëmut ci dawal gi dong yëmut ci am oto dong waaye mbir la moo xam ne paquet la boo xam ne lu bare nekk ci biir loolu nan lañ koy jàngate ci minute yi ñu defee. waaw xam nga ñu ngi investir ci ay infrastructure yow yaa ngi ko wax léegi TER bi am nañ BRT bi maanaam smart transport Sénégal mi ngi ciy def ay jéego yu bëri ban investissement lañ def si ressources humaines bi nga xam ne moo war a liggéey foofu noonu parce que tey jii nii bés boo ma tegalee BRT nga jël client wu Ndiaga Ndiaye bi mu yor paanu jënam bi mu doon duggee Ndiaga Ndiaye bu ñëwee est-ce que moom lay yéegee ci BRT bi moo tax ma ne ñu ngi teg ay infrastructure mais préparé wuñu usagers yi mutation yooyu noonu nga xamante ne voilà mutation yooyu nga xamante ne fa lañ jëm ndax tey jii waroon na fekk usager bu ci nekk xam lan mooy BRT ak lan mooy charte d'usage maanaam ci yan condition lañ ko war a jëfandikoo yooyu yëpp nekk ay problèmes yoo xamante ne suñu autorités yi anticiper wuñu si parce que fii politique infrastructure rek lañ bëgg maanaam defar tali ñëpp mën cee teg seen bët wala defar benn train ñëpp mën cee teg seen bët mais nit ki ka war a jëfandikoo defuñ ci moom dara sànq da nga koo wax yeneen dëkk yi gënuñ ñoo yow seeni dëkk dafa am ay daan te boo defee loo warul def daan day dar sa kaw te daan yi ci ñëpp ci yem ak koo mënti doon ak koo mënti doon daraja boo mënti am bu ñu nee daan wi tegu na sa kaw moo yow da nga koy fay dëgg la léegi nag ñun bu ñu bëggee toll foofu ñooñu toll faaw ñu tegu ci yoon yooyu noonu ndax infrastructure état du Sénégal mi ngi ciy góorgóorlu mais nag fi mu sooxe mooy ci wàllu woo noonu ci wàllu formation sensibilisation ak répression nga xamante ne loolu moom moo téye sécurité routière tey jii nii boo ñëwee ci transport bi li nga ciy gis lu ci bëri lan la ñàkk accompagnement parce que tey da ngay jël transport bu mel ni Tata yi aftu ñooñu état da leen woo ne leen kaay leen ñu organiser leen jox leen circuit bu ngeen di daw léegi nag ñooñu dem ci banque yi ñu lebal leen ay xaalis ñuy fay ay traite et tout ça jël assurance et tout ça war a exploiter benn ligne boobu ngay exploiter am na 5 taxi clando yu koy exploiter léegi yow recette ya nga waroon def dootoo ko def tu es obligé nga commencer di def comme ñoom maanaam di liggéey clandestinement dëgg la loolu moo waral problème yi ngay gis ci transport parce que dafa désorganisé te transport Sénégal def na lépp ba mu des saturé xam nga lu tax man la def na lépp ba mu des saturé fii oto bu la romb day fees dëgg la saa yoo rombee arrêt yi ñu ngi fees tamit dëgg la ce qui veut dire que donc ñi soxla dem ñoo ëpp téeméeri junni yoon jëmtukaay yi leen war a yóbbu taxi day fees car rapide fees clando fees Ndiaga Ndiaye fees bus fees yëpp fees nit ñi taxaw ci télé bi am problème mu dem ak dikk ba léegi mooy nekk kon secteur bi saturé wul lan mooy problème bi problème organisation la problème organisation nag fu mu am nit ñi mënuñoo dawal ak xel mu dal ndax njëkkante lay nekk genre jiiroo la quoi ku jiitu ku sa loxo jiitu rek yaay jël la fa nekk dëgg la bu fekkente ne nag dañuy xëccoo ci ay bakkani doomu aadama ñàkk gi dafay gën a bëri la nga cay wut ci weer ci benn accident mën ngaa ñàkk 10 fois lu ko kon na état bi ñëwaat woo acteurs yi les vrais acteurs nag laa wax organiser waat secteur du transport effectivement pour organiser secteur du transport soxlawul ñu dem fenn déedéet ñi fi nekk nii nekk transport depuis 50 ans di ci liggéey nga xam ne loolu kese la ñu xam nekk ay ndaanaan nag parce que teg dara dëgg la fekkoon fu dara newul nga def fa dara dëgg la nañu woo ñooñu parce que nag souvent problème yi ñuy am mooy suñu autorités yi man damay toog ak autorités yi wax dëgg yàlla dëgg la ñi leen di wër ay ingénieur lañ jàngale effectivement kenn mënul naatable seen xam-xam dëgg la mais nag dafa am loo xamante ne boo ko bëggee doxal da ngay woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk tey jii boo bëggee wax pêche woo ko nga xamante ne salle la toog université def na fa 10 ans jàng pêche da ngay am problème da ngay woo mool bi nga xamante ne moom mooy fanaan géej problème yi ñu am yëpp loolu moo ñu ko teg c'est ça ñi ñuy déglu ñu ngi ci dañoo sori yëf yi fi muy xewee waaw même ñi régler circulation bi même ñi régler embouteillage bi ci dëkk bi boo toogee sa bureau bëgg a rëdd ay rond point te yow pratiquement parce que loolu jafe-jafe la ñun dañu am complexe Occident alors que ñun am nañ loo xamante ne sax war nañ ko mën a exploiter parce que dëkk boo dem sociologiquement bokkuñu Occident ni ñuy déplacé woo ak ñun ni ñuy déplacé woo bokk du benn fee da nga gis koo xamante ne day dëkk fii di liggéey à 500 kilomètres chaque jour muy dem ak ñëw fii nag ay déplacement pendulaire ngay am da ngay jógee dans la grande banlieue Kër Massar Malika et tout ça dem ville boo wàccee nga dellu mooy li ñuy woowee déplacement pendulaire donc sociologiquement ñi nga xam ne ñoo ŋànk transport bi di ay acteurs des véritables acteurs xam nañ loolu xam nañ yan xeetu oto lañ soxla xam nañ nan lañ war a mën a organiser secteur bi mais à chaque fois bu ñuy teg ay chartes ñoom ils ne font que constater dañuy bind li ñuy bind ba pare woo leen ci benn séminaire ne leen lii lañ nas laaj ñu leen seen xalaat ngeen constater après mu ñëwaat dal seen kaw ñun ñëpp ñun ñooy ñàkk moo tax ma jàpp ne autorité yi war nañoo woo li secteur am na solo jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Mbaye jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan daa mel ni ñoo ngi ci catu émission bi doon jéem a gindante ak mbokk yi ci wàllu transport waaye rawatina accident yi
ñu ne accident yi bari na lool lii xaaj bu njëkk rek la ci émission sëñ Moustapha xam naa danañ la ci soxlawaat lu bare bari ak sëñ Mbaye ndax lu ñu war a waxtaaneel te amal na njëriñ askan wi te olof yi ñooy wax ne nañ ko def joo gis nañ ko wax moo ko war a jiitu maanaam xëy na buñ ko dee waxtaane ci média nii yi bañ a yem rek ci wax ne nangam moor ñu bind ko daal di nangam mu jeex loolu mën naa gën a yaatu defe naa danañ ci amaat beneen yoon boo xam ne danañ ci dem ba ci wàllu assurance ban taxawaay la ci war a am parce que assurance itam ban oto la war a assuré ndax yëpp ko war a tolloole bu ko defee modèle bi nga xam ne ñi ngi koy gis bitim réew tam jaadu ci ñun tam ñu jéem koo adopté suñu réew loolu dana am solo sëñ Mbaye yan kàddu ngay tàggoo donc di leen remercier ci invitation bi voilà donc di aussi ñaax population bi autorité bi donc ñu gën a góorgóorlu rek ñu gën a góorgóorlu ci respecter code de la route bi voilà ñu gën a góorgóorlu ci teg mbir yi ci yoon voilà donc loolu rek laa leen di dénk macha allah ndénkaan lu am solo la ñu ngi lay jaajëfal baax ci wuy si gi di la ndokkeel itam ci sa liggéey ndax ñi lay gis dañuy xam ne ndaw nga waaye ndaw luy jàngale mën a am fitu ñëw ci télé joxe xam-xam ci la muy jàngale day tegtale ne loolu responsabilité la réew mi mën naa am yaakaar daal parce que itam ndaw ñaa ngi góorgóorlu jërëjëf sëñ Moustapha yan kàddu ngay jeexale waaw di encourager initiative bi di yaakaar ne képp ku jàkkaarloo nag chaîne bi rek gindeeku nga ci waxtaan bi fi jóge ndax yaakaar naa li Mbaye mi indi ak li yow li nga indi ak li ma indi yaakaar naa am na loo xamante ne buñ ko si coxee as lëf war naa mën a nekk njëriñ kon initiative bu ñu war a encourager la ndax waxtaan yii nii yaakaar naa moom la ñu war a waxtaanee ndax li secteur bi ngeen laal tey dafa nekk fait de société ndax boo xoolee dugg nañ ba ci biir société yi ba ci biir kër yi ndax bu ñuy wax ci comportement tali yi bu ñuy wax ci comportement chauffeur wax ci comportement alkaati bi dañoo dellu ba ci biir kër yi donc c'est des initiatives yoo xamante ne lu ñu war a encourager la may rafetlu lool émission bi mais aussi di rafetlu lool confiance bi nga xamante ne am ngeen ko ci ñun ñi nga xamante ne ay acteurs lañ muy Mbaye muy man di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne daal on est disposé à vraiment lu ngeen ñu woo rek ci waxtaan ñëw parce que sécurité routière kaaraange la goo xamante ne ñun ñëpp personne n'est à l'abri donc buñ ko waxtaanee rek ku ci nekk war nga see mën a gis sa bopp suñu xel mën a dal ci loolu kontaan nañ ci lool kontaan nañ yéen itam ci ñëw gi vraiment waxtaan wi neex na te itam man kontaan naa te yëg naa ne ñi koy seetaan itam danañ ci bég ndax ñiñ fi woo ñuy wax bu ñuy déglu ñuy wax dañuy xam ne du wax sa xalaat waaye wax li nga xam la xam nga réew mi nag bu fekkee wax sa xalaat ci lañ bëgg a régler problème yi du régler nañ ma baal waaye wax sa xalaat dañ koy weesu war a jëm ci jëf sa xalaat ki bëgg a jëfi xalaatam nag faaw mu jàng ba xam ko waaye bu dee lenn lu ne dañ koy laaj ña ko xam ñooña wax ca xar-xarub doj te ba noppi ñu jël leen considération déglu leen loolu dana am solo defe naa sëñ Moustapha lii mu fi yëkkati tey jaadu na bépp kilifa boo xamante ne sax da ngaa yor nekk transporteur yor ay oto yor ay chauffeur léeg-léeg war na laa jaral nga dajale chauffeur yi ci benn barab woo ko mel ne moom mu ñëw wax ak ñoom parce que am na nit ki lu muy def dafa xamut mais buñ ko xamalee mu xam lu jiw a jeexut jógu fa danañ ci ñëwaat ci yeneen émission insha allah ñu jaajëfal la bu baax a baax jaajëfal ñi ñu doon seetaan ci biir réew mi ngi ñu doon seetaan bitim réew beral cant ak ngërëm bu baax a baax équipe technique bi ñu àndal ci émission bi ni ma ko waxee léegi Abdoul Karim jaajëfal bu baax a baax Mansour Diop jaajëfal bu baax a baax Diak imam Thiam imam Abdou Assis Thiam maa ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal personnel Tawhid TV yëpp mbokk yi seen émission gindee ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax dig leen daje ay bis gii di ñëw insha allah